salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ne turam ak santam et di leen wax rek ne leen saa su ne ak li ciy xew dañuy nuyu nag kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di nuyu suñu maam xalif général des Layènes muy suñu maam Abdoulaye Thiaw ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam may ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram te yàggal ko ci kanam ak njaboot gi yàlla na ko yàlla def di dolli ñaanit ci moom mu ñaanal ñu ndax Yoff Mbollo TV yegg fu nga xamante ne fii télé yi ne ci àddina bi yëpp yegg na fa ci suñu directeur général muy Sias et di ñaanal aussi imam Mouhamed Ndoye ñaanal ko yàlla may ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal imam yëpp yi nekk ci Yoff di ko jaarale ci ki nga yàlla sàmm ko it sàmm njabootam may ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram ba mu am kantan gu mu ñëwee jiite Yoff ci barke sangu-sanga yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal it képp koo xamante ne kii yaa ngi tawat tëdd ci lale hôpital yi ñu ngi lay ñaanal yàlla fëgg sa bopp nga dellu siwaat sa njaboot di ñaanal képp koo xamante ne kii yaa ngi sa kërit tawat yàlla yëkkati la ba nga nekk ci sa njaboot di ñaanaloo si mag ñi nekk ci dëgg bi yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot ndax amuñu dara lu dul suñu Yoff amuñu dara lu dul suñu lébu gi bu ñu jógee foofu nag dañuy ñëw rek ci ki nga xamante ne kii tey gan gi ma am dama am invité mais kii du suma invité parce que kii superviseur la ci man mais su ma invité xam naa ci kanam tuuti dina ñëw su ñëwee incha allahu rabbi dinañ leen ko présenté waaw ki nga xamante ne mooy suma superviseur dama koy bàyyi rek jox ko kàddu gi mu présenté wu wax moom mooy kan nuyu aussi askan wi nga xamante ne wi ñoom ñooy suivre télé bi nga xamante ne bi moom mooy Yoff TV waaw kilifa gi nuyu nañ la nga présenté wu wax yow yaay kan. waaw asalaamaaleykum sama mbokki Yoff yi asalaamaaleykum sama mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Yoff Mbollo TV man la Alaaji Sana Ndir dëkk Yoff Ndenaat di doom si Aji Binte Badiane Mbengue ak El Hadji Gorgui Ndir man dëkk actuellement nii je suis consultant tey ma am mbégte Daouda Ndoye invité ba ma ñëw ñu war a waxtaan maanaam kii mu invité sax ñëwagul bon man consultant la bon pour mu ñëw jàppale ko ci émission bi man nag effectivement dama doon liggéey retraité maa ngi woon à l'ASECNA après jóge fa de ANAMS agence nationale de la navigation de la météorologie du Sénégal après ma jóge fa ne aviation civile laa jëlee sama retraite comme inspecteur aviation civile alors bi nga xamee ne nag wàcc naa dem naa retraite ma concentré wu ci suñu culture ak suñu aada lébu nga xam ne ñun amuñu lu dul suñu culture muy lébu ci maa ngi nuyu nag suñu xalif général bi nga xam ne tey fii ñu ne muy Layène di bàyyi si man nga xam ne sama papa moom ak sama papa ñoo defandoo armée ñoo defandoo lépp et a ngi koy ñaanal yal na yàlla dolli ko wér mu yàgg di ñu jiite et di nuyu aussi sama sëriñ yi ñi nga xam ne ñoom lañ fekk fii ku mel ni sëriñ Bachir Laye ak sëriñ Amdi ak maam Libaas Laye ba si maam Alla ñoo ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di ñaan rek bés bii nga xam ne tey mooy ñaanu maam Babacar lépp luñ ci ñaan yàlla ko yàlla nangu na yàlla dolli ay leeram donc en attendant loolu laa amoon ci comme présentation merci. waaw El Hadj defe naa tey suñu temu tey bi Yoffu démb ak tey ndax xam nañ ne émission bi mooy dekkal cosaanu lébu
waaye it yëfu démb ak tey xam naa bu suñu invité ñëwee dinañ ci gën a dugg gën ko xóotal waaye it avant ñuy wax yëfu démb ak tey hélas dafa am fu ñu jóge parce que coow li dafa bari ñii nee nañ lébu yi ñu ngi jóge Égypte alors ñii nee nañu aussi lébu yi ñu ngi jóge Libye hélas ñun tey ji dañu bëgg taxaw pour defaraat li nga xamante ne lii moom mooy histoire Yoff génération yi ñëw ëllëg ku ci nekk man ci jëriñu man ci wax aussi li nga xamante ne lii moom lañ bind teg ko fi ñoom ñu mën a taxaw ne lii mooy histoire Yoff. waaw Jo maa ngi lay remercier ci question bi enfin ni nga introduction bi effectivement enfin ñun ci gëstu yi ñu gëstu ñun nag dañu ay historien mais quand même yàlla def na yàgg nañ ci gëstu yi ñu gëstu ba gis nga ki nga xam ne yàlla def na mu yoon un grand savant mu doon Cheikh Anta Diop alors ci ay archives am li ñu ci gis ci ay recherche am alors moom ni mu waxee ci lébu yi effectivement lébu yi 7000 ans am na ñuy wax sax 7000 ans avant ñu ngi woon Égypte alors Égypte la ñu déparé bien avant am na ñuy wax sax na ñu ngi déparé vers Inde am na ñuy wax après remonté vers l'Arabie saoudite alors bi ñu jógee Arabie saoudite ñu ñëw vers l'Égypte alors état bu Égypte boobu nag mu am ay événements yu majeur yu mel ni par exemple Perse bi nga xamee ne alors dañu acculer les lébu yi tamit gis seen bopp ñoom it ñu jóge Égypte alors bi ñu jógee Égypte dugg vers l'Afrique du Nord un peu vers la Libye maanaam damay résumer rek alors bi ñu jógee vers la Libye ñu ñëw vers la Mauritanie bi ñëwee Mauritanie après dugg vers le Waalo un peu vers le Tégrou après maintenant ñëw vers le Jolof waaw donc étape bu Jolof boobu nag étape bu décisive la quoi. waaw bu ñu laa ñëw ci étape bu Jolof bi waaw El Hadj en 99 dafa am loo xamante ne lii dama ko découvrir muy benn festival bu ma demoon bu newoon France ma gis fa benn groupe boo xamante ne bi ñu ngi leen tuddee les Gnawa yooyu Maroc la ñu jógee donc ñoom Maroc gi ñu jóge mais li ma yéem ci Gnawa yooyu ñooñu dañ doon def ndëpp bon bi ma ñëwee ma ñëw toog ne daal ñii foog ma jéem a dem Maroc fekk seeti ji leen ñu am benn festival ma ñu ngi dëkk Essaouira Maroc ci ginnaaw te ginnaaw Maroc ay nit ñu ñuul mais bi ma ñëwee aussi ma waxtaan ci ak benn kilifa avant may dem foofu mun ma Maroc mooy Marek mun ma Maroc mooy dañ ko déformé mais Maroc mooy Marek lébu yi seen lébu moo dëgër dama rëkk quoi maanaam dama dem ba rëkk mais ma dem seeti ji ginnaawaa yooyu bi ma demee aussi ma fekkaat fa la même chose fii ma ñëw li ma gën a yem ci Essaouira alors dama ñëw fekk dëkk boobu ñuy dund comme ñun lébu yi yawee bu sew bi sax dañ koy lakk di ci mbedd yi di jaay ma xoolaat ak ñoom ma laaj ko góor googu bi ma ko laajee ne ko gisoon naa fa ay ginnaawaa mais def na ma ñooñu ñoo ginnaawee xam nga maa rëkk mais ñii ginnaawee si maa rëkk googu am nañu ginnaawee ñoo xamante nañu ay nit ñu ñuul lañu ay lébu lañu woon donc jaar nañu Maroc jaar nañu aussi faneen ak faneen ba ñëw fi nga xamante ne fii moom mooy partie Jolof bi nga wax ne foofu histoire bu am solo daf fa amoon yow ban histoire ak lan nga gis ci Jolof googu ci loo xamante ne lii war na spécial ci lébu gi. bon jërëjëf Jo bon damay préciser waat encore ci état bu avant Maroc boobu parce que bi nga xamee ne lébu yi ñëw nañ ci Sahara bi après y a eu une dislocation mooy ñii dañuy aw fii ñii aw fii alors ci dislocation boobu une partie dañu aw côté
côté lac Tchad bi un peu vers le Niger jëm un peu vers le Cameroun ñoo ñëpp am na si ay parties yoo xam ne yi ay lébu lañ alors beneen partie bi alors bi nga xamee ne ñëw nañ ci Sahara bi ils ont vu que ne Sahara bi dafa tawatul comme ni mu meloon alors si la ñu bifurqué ñëw vers le nord du Sénégal enfin la Mauritanie après ñëw un peu dugg vers le Waalo après Waalo maintenant le Tegrour après maintenant le Jolof waaw le Jolof bi ñu fi ñëw aussi fekk nañ fa ay buur waaw fekk nañ fa ay roi le buur ba Jolof mais jamono boobu si ni ñu waxee alors dafa yemook ki nga xam ne mooy cukkali ñi ngi laan moo fa newoon comme buur moom la buur ba Jolof alors cukkali ñi ngi laan boobu bi mu ñëwee yemook li buy tamit moom ñoom fu ñu mës a dem musuñu nangu ku leen di noot parce que ñoom ay bañkat lañu mës a doon depuis Égypte antique ay bañkat la ñu mës a doon alors bi ñu ñëwee Jolof mu am ay événements yu majeur événements yi maanaam si ni ñu koy résumé ki nga xam ne mooy yuur la ku ñuy wax maam ki Untu Fall moo jëkk opposé wu cukkal ñi ngi laan maanaam pour bañ alors bi ñu bañee nag léegi il fallait que ñu dem ay élections alors temps boobu ñu ne léegi bi ñu defee élection léegi cukkali ñi ngi laan gagné comme moom waa Jolof la léegi Untu Fall gisatul boppam foofu alors bi mu gisatul boppam moom it bu na foofu daf fay jóge maintenant dem vers l'ouest waaw loolu moo gën a indi état bu Jolof bi ñu jóge foofu personne vers l'ouest yaa ngi may dégg alors bi ñu kiiyee foofu une partie tamit topp ko ñu ñëw noonu lañ jógee Jolof waaw maanaam bon en gros. noonu waaw Jolof aussi biñ fa jógee daanaka ñëw Kajoor wala fan la ñu nekk ndax dañu ñëw jóge Jolof wala dañu ñëw Mboxeex wala dañu ñëw dal Yoff wala fan wala Bargny parce que booba defe naa booba am na ay dëkk yoo xamante ne yi dëkki Lebu la ñu woon yoo xamante ne yi nekkoon nañu fi. waaw effectivement bi nga xamee ne jóge nañ Jolof bon tëb ñu ñëw rek dugg Dakar y a des étapes maanaam bi ñu jógee Jolof dañuy ñëw fi ñuy wax Birum Calaan foofu mooy point de convergence bi waaw foofu la ñu dajee ñoom ñëpp bi ñu jógee Jolof ñu dajee Birum Calaan alors bi nga xamee ne jóge nañ Birum Calaan après mu am foofu aussi am na benn dislocation ñii aw fii ñii aw booru Mbijëm ñii aw Toor ñii aw maanaam tudd jandeer wi bon ñeneen ñi aussi bifurqué ñoom it continuer vers l'ouest bi ñu ñëw ba vers l'ouest dëkk bu ñuy wax Curum foofu la ñu dajawaat encore après bi ñu dajee Curum alors ñi nga xam ne ñoo demoon ay Toor jëm Laktanma jëm bi jëm ñoom it ñu retourné maanaam toog nañ fa lu yàgg après la ñu retourné ñëw alors fekk si ñi nga xam ne mooy Curum moo ngi ci booru comment dirais-je booru Kër Massar jëm côté yooyu waaw après maintenant aussi l'étape de Curum après Curum maintenant am na yeneen étape waaw El Hadj man waxtaan bi sax daanaka moo gën a kii parce que ñu bari dañ may wax ne souvent ñu bàyyi waxtaan wi dem que ñuy ubbi antenne bi waaye it ñi nga xamante ne ñëw si ñu ngi seeni kër dañu ci bokk rek ñu jéggalu wax leen rek ne leen ne dañuy ubbi li nga xamante ne lii moom mooy antenne bi pour wax leen rek jox leen numéro bi nga xamante ne bi moom mooy numéro bi ñuy defe kii bi muy 77 100 waaw te suma technicien yi dama bëgg ngeen jox ma numéro bi jox leen ma ñu 717 23 59 donc 77 717 23 59 donc numéro boobu mooy numéro bi nga xamante ne bi bu ngeen ootee di ngeen ci jot 77
717 23 59 77 717 23 59 mooy numéro bi nga xamante ne bi ku oote dinañ la jël ci foofu donc bi nga xamante ne bi jóge nañu foofu bon ñoom dañ foofu la ñu sañce li nga xamante ne lii moom mooy Mboxeex wala avant Mboxeex am na fu ñu ne woon. waaw effectivement avant Mboxeex am na fu ñu jaar mais toujours bu ñu ne Lebu yi rek fukki xeet yi ak ñaar fukki xeet yooyu ñoom ñoo constitué woon Lebu gi. fukki xeet ak ñaar. waaw fukki xeet yi ak ñaar. maanaam ni ñu ko waxee woon jamono boobu. jaasiraato yi ñu ngi fi woon. waaw jaasiraato yi. xonq bopp yi. waneer yi. xaagaan yi. totof beeñ. dëngaañ. dindir. dorobe. aay. ak yuur. ak dombur. ak yokkaam. waaw jamono boobu ñooñu ñoo fi noonu. ñooñu fukki xeet yi ak ñaar yooyu. su ma juumul ñooñu ñoo constitué woon le peuple lébu. alors bi nga xamee ne jóge nañ état bu curum. curum aussi dafa am aussi dislocation maanaam bu ñu ne dislocation rek mooy ñii dañu jaar nii ñii jaar nii. bon ci état bu curum boobu dafa am une partie bu jaar un peu à gauche mooy côté mbaaw bi. mbaaw boo déggee ñu naa mbaaw. moo jiitu si les villages lébu. si ni ñu waxee ñu ne le village de Mbao a été fondé en 1430 donc màgg na Mboxeex 2 ans. alors bi mu amee ñu aw Mbao ñeneen ñi si la ñu progressé ñëw vers kii comment dirais-je si la ñu ñëwee vers Mboxeex waaw après Mboxeex toog nañ fa lu yàgg après aussi Mboxeex y a eu la dislocation enfin dislocation. ñi aw fii ñi aw fële aussi. voilà El Hadj lan moo waraloon ñoom ñu jógee ci di topp par étape yooyu lan moo waraloon loolu lu tax tooguñu woon sur place. waaw li ko waraloon xam nga Lebu aussi dafa maanaam ay bañkat la ñu mës a ne bon mësuñu nangu ku leen noot. bon toujours à la recherche de la paix parce que boo gisee ñu aw ci saw bi di dem bon peut-être am na yeneen facteur déterminant yu wane woon ne yu wax ne ñoom am na lu ñuy seet parce que tëbuñu rek jóge Égypte wala Arabie Saoudite ñëw ba fii nga xam ne mooy Cap-Vert am na lu taxoon mais li taxoon loolu les gens doivent se poser la question à l'heure actuelle parce que ñëw ba si saw jant bi muy Mboxeex après Mboxeex maintenant bi ñu jógee Mboxeex ñu ñëw Bandia après Bandia ñëw Wamelef Xaas après Wamelef Xaas maintenant si la ñu ñëwee Sanco Yoff waaw. donc lan moo waraloon ñu jógee Mboxeex pour ñëw Yoff. waaw histoire Mboxeex bi bon am na ay version Mboxeex am na ay version maanaam histoire la. donc ñu téye ko ne noonu rek na histoire la bon am na yoo xam ne bon on ne peut pas développer quoi. voilà donc noonu lay demee képp koo xamante ne kii bëgg nga participer ci émission bi da ngay def 77 717 23 59 77 717 23 59 donc soo ootee di nga jot ki nga xamante ne kii moom moo nekk ci. régie bi comme ça léegi di nga waxtaan ak El Hadj Sana ci li nga xamante ne li moom mooy cosaanu Yoff El Hadj Mboxeex bi ñu fa newee alors am na ñu ne am na problème bu fa amoon donc comme ni ñu ko waxee si la Mboxeex tas ñii dem sanc ji Ndakaaru ñii dem aussi jàll ba Ngor donc Ndakaaru parce que damay dégg ñu ne am ñu naan Ndakaaru moo mag Yoff. bon
bi nga xamee ne état bu Mboxeex bi parce que Mboxeex ni ñu expliqué rek bon ñaari kii ñu bokk ndey ak baay kii am ay nag kii am tool histoire bi ni ñu ko expliqué bon yooyu daal expliqué nañ ko ci bon beneen bi mooy comme ni nga waxee bon reviens un peu sur la question Jo. waaw dama ne bi nga xamante ne bii ñii dañ ne ndax ndakaaru moom ak Yoff est-ce que loolu vérifié nañ ko wala déet. en tout cas ci histoire li ñu wax bon dañ ne Mboxeex 1432 la mais Yoff le nom de Yoff mu ngi jëkk a apparaître en 1558 Yoff gi ñu ne ni actuellement en 1558 te avant boobu aussi fii amoon na ay migration am na ñeneen ñu fi newoon ñoo xam ne ñi y a eu 3 migrations au niveau de Yoff fii nga xam ne tey fii mooy moo sës rek les Fandiouls ñooñu ay kii la ñu woon alors les Socé aussi deuxième migration bi les Socé ba ci troisième migration bi mooy lébu yi nga xam ne bi ñu ñëwee alors ñoo fi jëlee Socé yi donc je pense bien que Jo la question. voilà léegi bi ñu ñëwee Yoff ñan la ñu fekkee Yoff. bi ñu ñëwee Yoff dañ fi fekk séeréer yi Socé yi du moins. bi ñu fekkee Socé yi. bon ci ni ñu expliqué sax am na ñu wax ne alors fekk moment boobu alors Socé yi miine nañ terrain bi ba nga xam ne ku fi bay da ngay dee. alors si kaw loolu si la yuur yi que ñu wax les yuur la ñoom ñoo jëkk a ñëw fii alors déminer terrain bi ba nga xam ne parce que ñoom aussi yàlla mayoon na leen loo xam ne lii bon maanaam ñu déminer terrain bi ay ba nga xam ne léegi bon bu ñu ñëwee mën nañ ñëw bay de façon boo xam ne bii vraiment du ñu am benn problème donc si la ñu commencé alors di bay tool yeeg yooyu. voilà donc képp koo xamante ne kii bëgg nga dugg ci émission bi da ngay def 77 717 23 59 77 717 23 59 bu fekkente ne am nga question booy laaj nga laaj ko ki nga xamante ne kii moom mooy El Hadj Sana voilà El Hadj bi ñu ñëwee fii dañ yenn activité la bi doon def. bon lébu yi aussi seen activité géej la woon géej gi doon nañ élever aussi élevage amoon nañ ay nag amoon nañ ay bëy ay xar aussi doon nañ bay waaw parce que fii yëpp ay tool la woon bon bi nga xamee ne ñun li ñu ne tout tànk yëpp dañ daan dem tool daan nañ dem géej et aussi fekk nañ suñuy maam yi aussi di yar ay xar ay nag am fii aussi ay gëléem booba dëkk bi tey di mu mel nii melu ko fii yëpp ab àll la woon waaw. voilà donc loolu mooy li nga xamante ne li résumé nga ma ko ci li nga xamante ne li moom mooy Yoff et laal nañu sax ci li nga xamante ne li moom mooy thème bi ndax thème tey bi Yoffu démb la ak Yoffu tey donc xaw nañu dugg ci li nga xam ne moom mooy thème bi mais ba tey it mën nañu ci waxtaan ba ki nga xamante ne kii moom mooy suñu invité ñëw El Hadj mag ñi nan lañ doon dundee bi nga xamante ne bi jamono yooyu ñu ngi woon fii ndax aussi damay jékki-jékki ñuy wax ay baat yoo xamante ne yi nan laakoon ñaakoon faakoon waaw am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo. waaye salaamaaleykum. aleykum salaam waaw Ndiir. waaw tur bi. ñu ngi leen di ziar wér a wér. waaw fi la ëppee. waaw man la Ngalla Ndoye. tonton Ngalla. waaw naka liggéey bi. waaw sant bu wér alhamdulilah. waaw kontaan naa lool si émission bi. jërëjëf waay jërëjëf. ci invité boobu noonu tonton Sana. waaw. maa ngi koy nuyu baax tonton Sana. waaw Ngalla. waaw maa ngi lay nuyu di lay ziar bu baax. waaw sama jarbaat yal na yàlla nangu. maa ngi déglu émission yi mais li nga fi wax yëpp xam-xam bu leer la. waaw jërëjëf. wax fa dëgg neex yàlla ñu mel ni yéen moom dañ leen di ñaanal rek yàlla bàyyi leen si sàmm leen. jërëjëf. ndax wax fa dëgg neex yàlla bibliothèque nga. xam nga.
jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla yokk la wér yokk xam-xam bu baax a baax a baax a baax. amiin amiin yaa léegi man dama la bëggoon poser ñaari question rek. waa léegi dama doon laaj. juróowaal yi. moo ndenaat kan moo fi jiit. waaw. juróowal yi loolu waaw. waaw juróowal yi. waaw question boobu dinaa si sawar tontu trop jërëjëf Ngalla maa ngi lay gërëm vraiment Ngalla sama jarbaat la. parce que dañu bokk fépp quoi. dañu bokk si yaay si baay. donc bu ma ko doon définir fii tey duñ fi jóge. d'ailleurs sax moom day suivre. toujours émission bi. ndax saa su ne aussi daf ñuy encourager. donc voilà. waaw li mu wax effectivement juróowal yi alors li ñu wax si juróowal yi nee na ñu ngi ko sanc en 1605. juróowal yi 1605 bañ ko am na ñuy wax Ceem maam Caaka ak maam Ceem am na ñuy wax aussi ne maam ma Fall mais juróowal yi bi ñu ko sosee booba dafa tafoo ak kàdd sore yow ñu booba ndenaat yàlla dafa def ndenaat aussi dafa doon bouger parce que bu jëkkoon mag ñi bu ñu dëkkee fii tey bu ñu gisee loo xam ne lii vraiment lu leen jaaxal la dañuy toxu man bi nga xamee ne alors fii ma dëkk tey bi ñuy def son fondation génn nañ fa à 2 mètres du sol génn nañ fa ay xandeer ak ay xoliti kéer ak ay gën yooyu ñuy tuxee koroog fekk na fa Baye Balla yal na koy yàlla yërëm doon ay leeram moom ak au passage aussi moom ak Ngalla yal na leen yàlla yërëm amiin vraiment tey bu ñu amee fit di dugg ci émission wala di def ay recherche kii la rek entre parenthèses ñoom la ñu waroon a jëkk a commencé sax effectivement yal na leen yàlla yokk seeni leer amiin yaa rabbi waaw bi nga xamee ne ndenaan ndëkk bougé na ba ñëw côté boobu bi mu ñëwaatee en 1609 la ñu wax ne fa la ndenaat ñëwaat donc juróowal yi moo mag actuellement nii moo mag ci quartier yi moom rek moo mësul bougé waaw juróowal yi googu ça a été fondé en 1605 waaw voilà tonton Ngalla defe naa question bi am nga satisfaction donc comme ni mu ko waxee rek juróowal yi moom moo jiitu ndenaat donc 1605 et ndenaat 1609 muy loo xamante ne li loolu aussi dafa am solo pour que ñu xam ko aussi nekkin wi nga xamante ne bi foofu lañ fa nekkoon léegi képp koo xamante ne kii bëgg nga dugg ci émission bi da ngay def 77 717 23 59 77 717 23 59 donc boo ootee di nga jot ki nga xamante ne kii moom mooy El Hadji Sana mu wax la li nga xamante ne lii mooy li nga bëgg a xam ci lébu gi voilà El Hadji nan la mag ñi doon dundee ndax laakoon faakoon ñaakoon loolu aussi lébu yi dañ koy faral di wax. waaw effectivement jo bu njëkkoon mag ñi ni ñu doon dundee mooy que y avait une chaîne de solidarité maanaam bu ñu ne chaîne de solidarité alors lépp ñu ngi ko doon dund ci ak mbokk maanaam bëgguñu woon gis kenn ku tumuranke maanaam lépp lu ñuy defandoo ñoo koy defandoo mooy li gaal li buy di wax wat gaal yëgoo waaw mag ñi fi newoon ña nga xam ne ñun jot nañ am chance fekk leen fii muy ay génération 1800 ak ay génération 1900 ñooñu vraiment dañu jàng lu bari ci ñoom alors liñ ci jàng mooy bu fekkee nit da nga ne da nga am dog-dog ñooy ñëw jël la en charge waaw ñooy jël du ñu lekk bàyyi la maanaam lépp dañ ko doon def ci ak mbokk waaw am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw tur bi. damay leb touriste. da nga koy leb waa lebal nañu la ko. yal na leen yàlla jàppal. amiin amiin amiin. li ngeen di doxal nii. yal na leen yàlla aar. amiin.
musal leen si catlu aaya bët du ay. amin yaa rabbi amin amin amin. booga ba léegi maa ngi bëgg a dugg. sa émission bi passé. waaw. bëggoon naa dugg. si cosaani Lebu. ah jërëjëf. waaye nag tey. sama dooma toog. wala waxtaan ak moom. ñii la àddina. xale du tëddee gës. dëgg la dëgg la. tey ndey Lebu piir. Ndiof. moo mag Ngor. moo mag Wakaam. moo mag Ndakaaru. ñetti dëkk yi yoo fa ñu mag. di gëstu leen rek. ba xool li ma leen wax. waaw. Ngor ak Ndakaaru ak yow. yoo fa ñu mag ñoom ñëpp. dëgg la ñu ngi jóge yow. dama seet dañoo sore nag. dama bëgg mu doon gëstu ba ci kanam. ah. ma ne. waaw dama bëgg may doom yéen ñëppoo. waaw yéen gëstu ba sa kanam. waaw. dinaa leen wax may kan. ah macha allah jërëjëf waay jërëjëf. macha allah macha allah suñu yaay suñu maam kontaan nañu trop ci yow ndax ñun aussi lii rek la ñu bëgg émission bi li ko waral mooy dañu bëgg dajale xool li nga xamante ne lii moom la ñu mag ñi wax ak li nga xamante ne moom la historien yi bind ndax ñun duñu ay historien mais ay dañuy yombalal mbir mi rek ay facilitateur lañ ngir ñu mën a defaraat histoire Yoff ndax lu waral ñu mën a defaraat histoire Yoff mooy ñii dañuy wax ci date yi ñiy wax ci date yële donc ñiy wax li ñiy wax lale léegi nag dañu bëgg bu ñu ko defee ba lépp doon benn bu ñu fexee ba lépp nekk benn xale yi nga xamante ne yii ñoom ñooy ñëw ëllëg ku si nekk di nga mën a défendre li nga xamante ne lii moom mooy sa dëkk mooy Yoff di nga xam aussi sa histoire fii nga xamante ne fii foofu la lébu yu jóge ba yëg si fii ndax comme ni ko El Hadj waxee dañu ko tey mënoon nañu yàgg ci lébu yi fi ñu jóge loolu rek émission la mais li techniciens yi ñuy wax naan synopsis donc dañ ko résumé loolu moo waral ñu gaawantu ko jàll fii jàll fële mais étape bu nekk rek émission la bon loolu moo tax képp koo xamante ne ki aussi am nga loo xam comme ni ko suñu maam ji waxee léegi moom dinañ ko seeti ji waaw mais li mu wax léegi am na solo trop képp koo xamante ne ki am nga loo xam ci xeexu loo xam ci histoire Yoff histoire lébu gi nga wax ñu ko nga oote 77 717 23 59 77 717 23 59 El Hadj li mu wax loolu am na ndax Yoff mag Ngor Yoff mag Wakaam. waaw effectivement Jo li mu wax lu am la Yoff Ngor Yoff moo jur Ngor moo jur Wakaam waaw parce que Yoff Wakaam a été fondé en 1550 donc Yoff mag na ko lu ëpp 100 ans Wakaam aussi Yoff moo ko mag si ni ñu waxee moom it mag na ko lu presque lu mat 100 ans donc dañ koy fekk si rek si lu mu wax pour confirmer pour dëggal donc en gros loolu la quoi li mu wax lépp lu am la effectivement bëgg ñoo dugg dans les détails mais ñoom ñëpp ñu ngi jóge ci mbay xeex bi ak lan maam boo xeex amee ñii aw nii ñii aw nii donc pour résumer noonu la demee quoi. waaw da nga ne woon ci li nga xamante ne li noonu la ñu doon dundee waaye it seen dundin woowu mais am na loo xamante ne mag ñi dañ ko doon dunde si wàllu social si wàllu jàppalante si wàllu dimbalante si wàllu jëflante ak sa nawle. waaw effectivement wàllu dimbalante ak jëflante mën naa la citer ay noms yoo xam ne bon ñun par exemple li ñu ne ay xale alors yàlla dafa def ku si mel ni jaraaf Talla suñu papa nga xam ne ma doomam maam daanu ñoo daan ànd ñu ne woon ci këram alors mu ñuy tette ku mel ni kooku ñun mën nañu wax ci moom socialement ni mu doon doxalee nga xam ne kooku alors mu doonoon jaraaf yoo xam ne ji sur le plan social li mu liggéey fii ah ñun li ñuy ne xale lépp malgré
ñemew ñu ko woon sax pour ngay ñëw di dox ak moom di dajeex moom face à face nii sax yow sa xel mësula ko may tellement que il se faisait respecter ñoom ñu doon ay références yoo xam ne yi sur le plan social ku am problème ñu dem régler la ko loolu fekk nañ ko fi fekk nañ fi aussi yeneen mag yoo xam ne yi aussi dañ daan dimbalante di ñëw des fois da ngay gis koo xam ne kii loxoom jotul gannaawam alors ñu xëy indi la saakub ceeb saakub dugub guddi kenn du yëg problème bu ñuy liggéey kër yi maanaam bu ñuy jamono boobu ay jamono jolla la ak baraag yi boobu du jamonoy étage comme ni alors kuy liggéey ñëpp ñooy ñëw maçon yi ouvrier yi maanaam y avait amoon na entraide boo xam ne bii benn chaîne de solidarité ba nga xam ne alors looy def rek tu vas pas te sentir seul waaw socialement ku mel ni nga baal ma dinaa wax sa maam ku mel ni Baye Mbaye Diès li mu doon dox aussi social ci diggante ci dëkk bi loolu ñëpp gis nañ ko ñooñu ay référence lañ Baye Mbaye Diès daawul ku mas a am problème muy naqar di bànneex muy gendarmerie di police day ñëw lu ne mu def ko ça c'est le social maanaam aussi ci bu ñu demee ci wàllu géej aussi maanaam bu fekkee par exemple événement day am lu mel ni par exemple ndëpp yi wala tuuru maam njëre wala yenn événement yi dañuy ñëw alors dem ci mbaal yi ñu dem xamba waaw xamba yooyu maanaam lu ñu fa jëlee rek alors yow mi nga xam ne moom la ñuy yow la ñuy xambal bu doon 1 million 2 millions lépp dërëm du ci jógee yow lañ koy jox donc sur le plan social loolu moo fi amoon mais léegi nag xam nga jamono dafay dox social bi amoon léegi c'est entre guillemets quoi. voilà El Hadj foofu dinañ fa dellu soit ndax mag ñi ni ñu doon dund démb ak tey donc loolu mu ngi ba tey ci Yofu démb ak tey mooy thème bi nga xamante ne bi thème boobu la ñu am tey xam naa suñu invité su ñëwee dinañu gën a xuus si li nga xamante ne li moom mooy thème bi et képp koo xamante ne kii yaa ngi suivre émission bi da ngay def 77 boo defee 77 def 723 717 23 59 donc képp koo xamante ne ki yaa ngi suivre émission bi da ngay def 717 23 59 717 23 59 soo ko defee di nga dugg ci li nga xamante ne li moom mooy émission bi nga wax sa xalaat ndëkk ndax lépp loolu lu ñuy wax nii ñu ngi ko jëmale ci lébu yi ni ñu doon dunde El Hadj ci biir social boobu mais mag ñi aussi am na noo xamante ne doon nañu ko dunde ak seeni sët ndax ñoom daan nañu nekk ak seeni sët et daan leen léebal sax lu ci mel ni lépp yooyu boo ko seetee ay cax la yoo xamante ne yi ay wax la yoo xamante ne dañ ko daan wax ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy seeni sët ngir ëllëg bu ñu màggee. waaw effectivement daan nañ la léebal lépp maanaam pour jéem a éveiller sa conscience maanaam éveiller sa conscience maintenant éveiller sa conscience maanaam ubbi sa xel waaw bu ñu lay léebal pour que ëllëg nga mën a retenir waaw bu ñu la raconter benn histoire suba mën na ñëw na la waaw yow li ma la looy woon démb jaaraat si waaw pour cette maintenant sa capacité de retenir. waaw xam nga ci biir loolu mag ñi dañu daan ñëw sax wax dëgg yàlla lépp yooyu lépp yi nga xamante ni dañ ko daan def daan nañu ñëw léebal la wala ñu wax la ay wax yoo xamante ne yi dañu yee xool ba xam yow sa degré fan la toll donc El Hadj xam naa ne damay dog rek léegi dugal ki nga xamante ne kii moom mooy suñu gan ndax tey jii kat wax dëgg yàlla am nañu gan goo xamante ne gi gan gu am solo la am nañu gan goo xamante ne gi daanaka àddina bi yëpp dañu koy xëccu am nañu gan goo xamante ne gi télévision yi nga xamante ne yi moom moo nekk ci Ndakaaru ku ci nekk bëgg nga ko am ndax tempsam bariwul te aussi ku ne xam na ne mu ngi liggéey lu am solo ci li nga xamante ne li moom mooy lébu gi ndax wax dëgg yàlla ay bërëb yu bari yoo xamante ne yi ñu ngi fay def ci wàllu lébu wàllu cosaan ak aada daanaka moom am na ci solo trop ndax
kilifa la te aussi ci wàllu jàngale mi def na ci loo xamante ne lii ba tey am na ay taalibeem yoo xamante ne sax dañu koy jox àllarba ba léegi waaw muy suñu baay muy suñu ndijaay ndax ab dëngaañ la comme man bon baay la ci man ndijaay la waaye yow hélas moom xam naa yow di nga wax li mu doon ci yow waaw kooku mooy suñu baay Ndiaga Samb tey moom la ñu invité ci li nga xamante ne lii moom mooy dekkal cosaanu lébu tey ñuy wax ci lébu gi Baye Ndiaga nuyu nañu la. maa ngi leen di fay di leen baal wax ci yéex a ñëw bi di gërëm yàlla bu baax di ko sant di nuyu kii ma fi fekk ngeen tàmbalee waxtaan ma mag ko ci ay at te muy suma doom lu ngeen fi wax rekk ànd ci ak moom lu dëgg lu wér la jamono bi neexul nit ñi di ñu ràññee wax jaa ngi bari ak xumbal mais du tere ñu waxandoon loo xam ne ku ko dégg di nga ko mën njëriñoo li yëpp ci waxtaan nag li ñu wax yëpp du dëgg dañuy wax liñ ñu wax ak liñ ci xam ba keneen koo xam ne dégg nga waxtaan bi dégg ni mu demee bu dul noonu nga dab si ne déggoon naa fi wax sàngam mel ni nga demee man maa ngi leen di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Baye Ndiaga Sana. waaw maa ngi am mbégte di recevoir fii sama maam parce que sama maam la sama wëllërey papa la waaw sama papa ndijaay rek la ko daan wax waaw sama maam si Sambeen sama maam Salamba Samb mi jur Fat Samb waaw moo tax mu ne sama maam waaw mooy koo xam ne kii aussi ñun vraiment am fierté di sant yàlla bi nga xamee ne tey jamono dox na ba ñu bokk plateau ak suñu maam waaw lu jafe ndëg lu jafe suñu maam ñu koy ñaanal rek di ko dalal ak jàmm amiin yàlla yokk wér gi amiin yàlla yokk sutura si amiin amiin encore une fois jërëjëf maam amiin 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 waaw Baye Ndiaga daanaka thème bi tey mooy Yofu démb ak Yofu tey daan commencé woon nañu ci sax ndax Yofu démb mag ñi dafa am noo xamante ne li noonu lañ doon dunde ci wàllu social mag ñi aussi seenu dundin jekkoon na toogaay jekkoon na te rafetoon na it par rapport ak aujourd'hui donc loolu mooy thème bi ñu sant yàlla bu baax di wax ne laaj bi am na solo laaj bi xóot na laaj bi sori na nañ ko dégge xel nag te ñu bañ ko dégge xol Yoff neexatul wax léegi loo wax ñu féetale ko bor loo wax ñu ut nuñ ko déggee loo wax ñu ut nuñ ko gisee te damay wax ñaare ne rawanteeb gaal gaal yi tëmb di wëri booy nañuy joowe ak doole ak xel pour wëri booy ba bu ñu dem ba wër booy bay oññeeku na ngi doon jooyee ba ñuy dem di bokk ak ni ñuy jooy bu ñu oññeeku est-ce que ko ci sa joow rëcc sax nga wata mboore ànd ak wàllu ginnax bi ba teer si jàmm Yoff mag ñi fi nekkoon dañu nekkoon mag ñu yaru mag ñu nite mag ñu am njàng njàngam tubaab métier rek la njàngam alxuraan njàngam diine loolu laa fekk mag ñi fi nekkoon démb ak bërëk démb def ko manoon ko doon ko dunde moo taxoon seen diggante ak seen nawle neex oyof mag moo gisaan ci këram am na ay téere alxuraan
ak téere xam-xam yu ñuy wax fiq mag ñi mënoon nañoo dem géej ay mool la ñu woon mënoon nañoo dem tool ay béykat la ñu woon yarkati jur la ñu woon ci kër gi kër goo dugal fekk fi xar mbaa ngunul ganaar boo dee gan boo ñëwee nen yaa ngi fi nga añ mbaa nga ndikki boole koog ginnaaw ñett yooyu nga xam ne ñooy métier yi cosaan ak aada mag ñi ci bare ay ñawkat la ñu woon dañ daan ñaw ay tailleur la ñu woon dañ daan ñaw booba mag moo ci gis mën na ràbb saxet mën naa daaj ab jànk mën naa feteñ ab jànk mooy lan toi boobu néegi ñax moo xew liñ ciy teg muy dëpp néeg loolu mooy ab jànk dañ koy daaj nag feteñ ko ak mbopp ba nga xam ne bu ndox mi tawee day wal mënoon nañu bi jamono di soppeeku baraak di xew ñi ci bari nekk ay menuisier nekk ay maçon ngir fondation yi courant bi xew ñu ci bari ci xale yi di ko jàng électricité ngir nii fii leere mag ñi dañ ko doon jàngal xale yi démb ak bërk démb bon mag mu mën dem tool mën a dem géej mën a jàng ci kër gi pénc moo fi demaan da ngay fekk mag ñi toog ci pénc mi waay luñ fi daan def waxtaan boo xëyee dem tool boo ñëwee sonn na ñëw toog ci pénc mi féexlu boo sawaree diggante 11h bi ngay ñëw ak 1h 2h di nga fi àndiwaale téere boo xam ne di nga ko fu jàngantu ma mag la mat la bàyyi nga jàng téere bu ma xamul bu ma ñëwee nga tëralal ma jàng ci yokk xam-xam nga gis bu ngoonee bu ñuy toogee ci penc mi ba 2h jot ñu julli soo ko dem kër gaa ñi noppalaku bu ngoonee bu ñu ñëw 5h kenn ku ci nekk yaa ngi sa téere 4h jëm 5h boobu penc yi mag ñi dañ ci daan jàngalante jàng naa téere sàngam mokkal naa ko nga ñëw ma jàngal la ko jàng nga téere sàngam mokkal nga ko nga ñëw mu jàngal la booba maa ko dàq jàng ak maa ko raw aw xewu fi woon ma nga dañu laa woon biir dëkk nag boo ci dëkkee bàyyi ko ci am pénc pénc mi nga juddoo fii lañu la ngénte sa baay yi nga xam ne ñoo sa papa ñoo daan ànd fekk nañ sa ngénte fekk nañ sa laaxi ngénte maatoo leen mag li nga seex ak ñoom mooy jox cër ak yar ñi maase ci pénc mi juddoondoo fi raamandoo fi foyendoo dem jàngendoo alxuraan bokk dugga néegub góor bokk lël jublu penku ngeen dem ba di màgg di foye boori géej bërintu ak di ko foye ci kër yi ak di ko foye ci pénc mi ngeen dem war dem quartier ngeen demandoo quartier ngeen génn kenn ku nekk for métier ku nekk ay liggéey yi boobu yoon boobu yar boobu jaar ku ko defandoo ak sa morom ak loo mën ci doon doo doon mukk lu fees sa benn bëtu morom parce que yéen màgg doo dëgg la léegi nag changement dafa am nga gis ñoo xam ne doo xam nu ñu yaroo doo xam nu ñu màgge doo xam nu ñu doxale koo ci wax mën la yarloo ma la sama doom ku la ko yarloo ku la ko laaloo ku la ka yooyu tàkkar naa se moo tax ba léegi tiitaange am ci dëkk bi mag ñi fi nekkoon démb ak bërk démb loolu la ñuy fekkee woon magam Yoff bu jógaan jëm Ndakaaru am na paas bu ko yóbbu ale am na paas bu mu jënde mburum Ndakaaru am na paas bu ko dellusi
te mburu mi su ko àndee ci kër gi di ko dugal ci néeg bi day ñëw rek xool yaay ji mag ci kër gi mbaa maam ji mag ci kër gi mu jox ko kooku moo daan dagg mburu yi si dina xale yi dëgg la loolu la mag ñi xamoon dëgg la lu ñu amaan bokk ko ak seen mbokk lu ñu amaan bokk ko ak seen nawle lu ñu amaan bokk ko ak seen xarit lu seen mbokk nekk ñu ne ca lu seen xarit nekk ñu ne ca lu wóol la rek xew la ñu taxawu la waa ci biir loolu Baye Ndiaga mag ñi daanañu jël sax ci géej gi di natt ci ay biddéew ndax bi ñuy dem bu ñu daan dem géej pour bañ a réer ci géej gi daanañu xool ci biddéew yi xam nga ko man tëmbalaguma gaal loolu mag ñi daan def liñ ci faratu ci wax mooy yàlla mayoon na leen gis-gis ñu xool jaww ji na mu mel ndax leer na wala leerul ndax neex na wala neexul ndax féex na wala féexul diggante nawet bi ak nor ñu ne xiin na xiin bu oyof la ngelaw luy dem la xiin na ba ñalingaan ñu tëmbal seen gaal def tey ab natt olof di tubaab di ko wax repérage dem boobu ñuy dem ci biir géej romb Tëngéen xool penku bi xool sawu bi xool biir géej dinañu xam fan la ñuy aw jamono booba gaalu wiir moo amoon noonu lu ñuy xool ci kaw biddéew yooyu ñuy xool ci dañuy sukkandiku pour xam fi ñuy aw ci lañuy sukkandiku pour xam bu ñu demee ba ñibbi bu sa guddi gi fu ñuy jaare xëngaa ngi nii ci Ngor xënga mooy ñaari mamee lii ci Ngor mooy xeetu Ngor fi làmp wi tegu di nga gis ku dëkk Wakaam dem géej nga réer ci biir géej ci kàttanu yàlla am na ñoo xam ne boo ni melee dangay am yaakaar ne xëng dafay avancer ba ki sa kanam waaw di la gindi di la gindi di la gindi ba nga agse gi tefes gi nga xam ne Wakaam a ngi 1978 gaal def fi càng capitaine bi dane fi ma gis port Gorée laa gis ma def cap sur le port de Dakar malheureusement pour lui yàlla nattoo ko fi mu def cap xënga la gis mu di ko jaarale port Gorée te ci suuf am na xeer yu fa nekk yoo xam ne bi gaal gi dawee ba agsi fa dafa càng mooy mayoon 2 bi mooy at mi nga xam ne bato càng na foofu ñu wëq gaal ga jël suukar sa ciment ba jël ciment ba jël fer ya jël seng ya ca nekkoon frigidaire ak congélateur jàpp ci ay nit at moomu ci la kuñ doon wax Duudu Ñing colonel douane la woon mu nga dëkk ka woon ak Moïse Gomis doomu Joseph Tchékoté Gomis bàyyam nekkoon na meeru Ndakaaru baba Ousmane Seck moo nekkoon ministre des finances bi affaire bi amee coow li bari Ousmane dafa démissionné yàlla na ko yàlla ay fa suuf ci kawam ñu jàpp Moïse Gomis jàpp Duudu ñi nga dugal ci kaso bi coow li bari wax ji bari ñu dem ba yàgg ñu ne nañu demander pour ñu baal leen ñu demander grâce Moïse Gomis ne man lu ma yëgul lu ma ci ñaan grâce dut ñi nga wax ne man sama baay mooy faralam bi kawoon lu ma yëgul bokkuma ci su ma defee lii day mel ni bokk naa ci bon boo liggéey su ma dee kenn dama suul guy géwél nit day fonk cosaanam bañ ko foyee boo gisee Yoff mel ni mu mel nii mag ñi fi nekkoon
li ma fekk bariwul ah waaye fekk naa fa Baye Talla Diène fekk naa fi janaab Thierno Diop Guèye fekk naa fi Baye Bayda fekk naa fi Baye Assane Bey fekk naa fi Baye Assane Diène ci Ndëngaañ ak góor gi Souleymane Diop bu ñu daan wax Baye Pedre Diop kenn rawu ko woon ci fiq ak yeneen ni mag Baye Jas Mbeng ak yeneen ni mag ci yeneen ni pénc mais mag moo ci dajal xool ko yar bi ci moom ak teggin bi ci moom boo ko joxee loxo di nga am kerse jox ko loxo ba pare rocc ko te bàyyiwu la kii bàyyi góor gu Ndiir moo jur kii toog moo mag foofu maam Alaaji Ndiir jur ko mat ma bu bàyyi xadam la woon foofu mais yàlla defoon na ci bàyyi góor gu Ndiir yar boo xam ne bu la soxlaa moo lay fekk se moo lay seetsi boo ko soxlaa mu ne maa ngay ñëw nga ne ko mukk lu sa tànk gaaw gaaw ngeen daje mag nag bu fekkee ne danga ko bëgg a yar doo ko yar ci gëdd ak yuuxu ak saaga danga koy yar ci gën koo yaru léegi nag kat yi bari nañ ci dëkk bi seen wërsëg la R+4 yaa ngi bari ci dëkk bi seen wërsëg la jesneer yaa ngi tàkkarnaase seen wërsëg la ñi ci amul xel am nañ yaakaar ne noonu lañu war a doxale ci biir dëkk bi oto amul fulla amul fayda lu mu cher ci biti lay finaan waaw lu jesneer rafet ak lu ñaaw ba cher xam nga fan lay mujje ci sagar yi passé oui 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 waaw lal yu nooy yi ñuy tëdd li moo neex yëpp ci tagar la ñuy mujj parce que jaat ji mooy tagar wallaay pon am na loo xam ne ci biiri bokk li ci jekk moo ñu xam ne mel na maam noo ko bokk maam mi jur ndey moo jur nijaay maam mi nga xam ne moo jur baay moo jur bàjjen bon xale yi bu ñu àndandoo mbaase ñu am ci ñoom yërmande ak jàppale ak gindi ak dindi gindi mooy rééduquer réorienter dindi mooy taxaw ne li baaxul jekkul na fi jóg na fi jóg bu ko fi kenn defati loolu bu amee rek dëkk bi nekkaat ci na mu meloon démb ak bërka démb gën a neex waaw jërëjëf Pape Ndiaga wax dëgg yàlla sa nuyoo bi am na solo trop et képp koo xamante ne kii bëgg nga dugg ci émission bi da ngay def 77 717 23 59 77 717 23 59 comme ça soo duggee nga waxtaan ak ki nga xamante ne kii moom mooy El Hadj Sana mu ngi fii muy suma consultant ak ki nga xamante ne kii mooy suñu invité mooy suñu Baye Ndiaga Samb Baye Ndiaga Yofu démb daanaka amoon na solo trop ndax ci wàllu social mag ñi aussi dañ daan dimbalante da ngay jékki-jékki gis koo xamante ne kii ab toolam demewul noonu mag ñi dem fekki ji ko di ko bayal day xëy rek nit ñi dem bayal ko wala ñu ñëw koo xamante ne kii amul xëy ñu defal ko ci sàq ya li nga xamante ne lii moom mooy li muy dunde donc ñun xaw nañ ko fekk sax bu ñu daan liggéey ay jàkk ci kër yi da ngay jékki-jékki ñu annoncé ne dañuy kuule dëkk bi ñëpp dem fekk ji leen jamono yooyu bàyyi nga ay Baye Ndiaga yow ak par rapport ak léegi. xam nga Yoff ak dëkk Lebu yëpp ñooyam foofi dem am na kuréel yu fi tëdd di doxal li dëkk bi santaane mayam xëy ci tool ak mayam ngont ak mayam xëy ci liggéeyu kër ak siiwal liggéeyu jàkk ji ñëpp génn
loolu yàgg na am ci Yoff dëkk ci pénc bàyyi diw nekk fi am ñaari doom yu ndaw pénc mi mànkoo may ko am xëy bayal ko ab toolam booba ñu ngay béy gerte ñu ngay béy ñambi ñambi kóolóoli bi ñuy wax ñambi komb ñor gaaw a ñor mag ñi moom lañ daan béy ci tool yi ba kër ba ngay àgg xuur booba xam saan ay tam ñoo fi nekk bu amee ku bëgg a liggéey ci dëkk bi bu dee ministre ñu daaj barak ministre yëpp ay ñëw ku nekk nga ba sa mbartu ak sa six ak sa ras kulu ki ñuy daajal barak bi añ lay togg ak ataaya booba fay journée xewul bi ñu demee bay tabax bu tabax jotee ci kër diw mas xariti maçon ñëpp ay ñëw jàppale ko añ lay togg ak gerte caaf ak ataaya biñ demee nag ba jamono ñu naan mag du fekk yàlla naa de ak mag du sonn ci lu ko amulul benn njëriñ ak kuy sonn ci lenn dara nga ci bëgg ci lañu commencé di fayuntoo di laaj journée mais lu amu fi woon dañ daan dimbalante dañ daan jàppalante dañ daan taxawu ko am soxla ñëpp jog loolu dafa dem ba ci làmb yi fi amoon làmb yi fi amoon dem na ba am ci Baye Ousmane Dir mbërëm làmb la woon waaw da nga ñëw léegi ci làmb yi parce que aussi loolu dafa bokkoon ci activités yi nga xamante ne yi ak poom lébu daf ci bokkoon waaw ñun amoon nañu hélas defe naa dafa am loo bëgg a wax foofu foofu damay retenir ci sama maam li mu wax léegi ñaari aspect ci maanaam na mag ñi doon dundee ci social li nga mën a seede rek mooy li nga xam ne yow lii nga dund par exemple li nga wax ci fu mel ni Ndenaat amoon na ci mag moo xam ne mi daana bay tool boo xam ne bii nee nañ tool bi ça faisait 1,5 hectare alors tool boobu bu mu koy bay daf ko doon bay pour waa dëkk bi alors su ko bayee ba pare ba yëf yi ñor dafay joxe bés bu ne pour waa dëkk bi yëpp ñëw daje fa ñëw daje fa alors bu ñu fa dajee nag lépp lu ñu fa récolté sa kër ga lañ koy déposé ku ñëw tibba dem sa yoon waaw loolu ci aspect social boobu nga wax loolu ñun fekke nañ ci tuuti quoi beneen bi ci géej gi nga wax noonu ci mag ñi yàlla defoon na loo xam ne lii ci ñoom ama man yàlla dafa def may sama carrière ma débuté ko ci wàllu météo waaw sa orientation yooyu nga wax ci étoiles yi mag ñi aussi malgré jànguñu woon mais seen intelligence mayoon na leen ay orientation yoo xam ne yi bon même lu ñu nee ci biir géej du ñu réer ba ci gis nga houle bi déplacement houle bi yooyu yëpp xamoon nañ ko ba ci maanaam ngelaw yi les différents vents yi xam nga vents yi maanaam booba moteur amul ay wiir lañ doon def xamoon nañ nu ñuy orienté wu ba maanaam fu ñu bëgg a àgg ci wiir ñu àgg fa donc li sama maam wax yëpp daf ñuy gën a fàttali yi nga xam ne démb ba ci bu fekkee par exemple dañu prévoir benn haute marée boo xam ne bi géej gi dafa war a yëngu jamono boobu nga xam ne maamam kii suñu maam Baye Mbaye Diès ñoom ñoo fi ne woon fare yi bu géej gi masaan ginnax ba nga xam ne léegi y a un danger qui est signalé dañuy samp benn drapeau bu rouge boo xam ne bii ñu ne fii tey bu benn gaal dem gis nga loolu bi nga xam ne gars yi dañuy reconstituer problème météo yi pour avertir les pêcheurs bon aspect boobu ñu ngi ko jëlee fii si suñu maam yi waaw suñu maam yi donc nga xam ne ñooñu comme li sama maam wax rek macha allah quoi jërëjëf encore si rappel bi. xam nga li tax li waral loolu Seydina Limaamu
ñeme naa ko. ñeme naa ko tudd moom. macha allah. bu demaan géej. yàlla indi xéewal. bu gaalam feesee. ci tefes gi. bu waa këram gaawle du ñu am ndawal. est-ce que lépp leen daan joxe. est-ce que. maam Biram Sarr fële cën dëngaañ. bu gaalam teeraan daawul romb te ngeen. bu gaal gi feesee bu ñu yeexee kër gi du am ndawal. booba mag ñi li ñu amoon mooy. mbaal yi séddatle. ay ronxa. béy li mu wax léegi. joxe. te jamono yooyu. ñi fi nekkoon ci ay mag ci ay frais. Yoff laa gis frais Yoff ñu ne classe d'âge la at sàngam at sàngam. mais ba demee Ndakaaru gële. Yaxya Diop bi nekkoon président frais Dakar. mu ngi dee à l'âge de 96 ans nekk président yu frais. fonction bi lan la. doon alkaati ci dëkk bi. di jàpp ñu jubadi. di régler conflit. di régler diggante yoo xam ne yàqute ak réeroo def ci am. di may xëy ay nit. di may ngont. di jàppale di sabali ci mbaal yi di dem di indi loo xam ne buñ ko indee penc man ko jëriñoo mbaab dëkk. mais façon yooyu nga xam ne yooyu ñoo leen daan def. dafa nekkoon loo xam ne da daan tax nit ñi dëkk bi ñu doon dëkk ci biir ak mbokk daan neex. demal biir Dakar. doo fa daje ak dofu lébu. déedéet. waxal benn. waaw benn. nga dem biir Dakar. doo daje ak benn mag boo xam ne magam lébu la. mu jóge Njaay Njooraan. mbaa mu jóge Mbijëm. mbaa mu jóge Tubaab Jalaaw. mbaa mu jóge Tëngéej. mbaa mu jóge Mbaaw. nga dajeeg moom biir Dakar. muy yelwaan. waaw. mbaa nga dajeeg magam lébu biir Dakar. mun la dama doon seet ndiir mbeng fii. liggéey sewul tey mu bëggoon ñibbi te ama paas. waaw. mooy magam lébu bu départ dem. am na paasu aller ak paasu retour ak am yóbbal. du ñu nga dëkk Yoff. maa nga jóge booru Almadi léegi. hôtel yi fa nekk. la ñuy bari. jegeñ Wakaam jegeñ Ngor. doo fa gis ab lébu. doo fa gis jànqab lébu. waa ñu jël kii ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw tur bi. waaw jégal leen ma ko de dama koy ñaan rek lébu ma ko. waaw. waaw mais li ñu gënaloon da nga wax tur bi. waaw dëgg la ñaan rek dañ koy ñaan. waaw jërëjëf may nañ la ko. waaw vraiment maa ngi leen a ziar bu baax a baax a baax. franchement kontaan naa trop. trop ci seen émission bi. dëgg kontaan nañ ci. franchement ngeen di jàngale yéen a ngi jàngale lu rëy vraiment kontaan nañ ci surtout suñu papa jooju Ndiaga Samba vraiment kontaan nañ ci yéen ñëpp. jërëjëf. waaw. léegi nag li ñu doon waxtaan vraiment dafa am lu ma si retenir. parce que góor gi sànq day waxtaan ci stabilité sociale bii fi amoon. bon mu am lu mu nettali ne mag ñi daanañ dem Dakar bu ñu ñëwee indi xam nga sëri ca xool ku jigéen ci mag ci kër gi. ñu jox ko mu defar ko. kon man jàpp naa ne stabilité boobu amoon jigéen ñi doon nañ ci jouer rôle bu rëy a te malheureusement léegi jigéen ñi léegi kër yi si bari. ñoo koy diriger. donc daal vraiment enseignement yi bëggoon naa. dëgg yàlla ñu taxaw si côté boobu. ñoom rôle bi ñu war a jouer. société te daanaa gis aussi bu njëkk boo duggee si kër. da ngay jàpp ne suul la daal moo la fay jëlee. waaw même bu sa jëkkër daan jiitu sax. magam wala rakam dina la jël wala ab xaritam jël la denc la. dëgg la. mais yooyu léegi wax dëgg yàlla. ñoom daal am na lu rôle bu bëree bëri boo xamante ne daal. war nañ kaa joué te ma sañoon daal ngeen fàttali leen ko bu baax a baax a baax. am na solo. loolu bi tamit wax dëgg yàlla taxawaay bañ daan taxawee mooy jéem a yor njaboot yi gérer leen.
waaw maa ngi guddal la ngeen jéggal ma. jërëjëf. mais kontaan naa daal dëgg kontaan. jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf macha allah Baye Ndiaga defe naa dégg nga li mu wax jigéen ñi bu jëkkoon daan nañu jouer rôle bu am solo ndax boo seetee maire dañ daan dem Ndakaaru jaay ji jën buñ ñëwee indi ay mburum Ndakaaru yooyu yi nga xamante ne daan nañ ko def defe naa moom ci côté boobu lay waxee par rapport ak léegi. xam nga kër yi neex na te tey la gën a neex sama bàjjen Faat Samba mook Ousmane Samba sama baay ñoo bokk ndey ak baay mu nga daan jaayee jën ca marché Sandaga ak marché Tilène bu jaayaan ba digg bëccëg mu ñëw ci kër ga ñaañ baagal mu gontu lu mu gàtt gàtt ma lekk ci fukki dërëm parce que sama bàjjen la yaay te njaay ñi nga yaay Mamadou Diop suma yaay la dinaa ko tudd moo ko yaa war a càll ak yaa roxee Diop ndoxam ñuul bàyyi yaay Alaaji Libaas Ndooy bu ñëwaan Sandaga di jaay cee def sama yaay def ma naan bu fekkee newul nga jënd ci kii bu fekkee newul nga jënd ci kii éducation de base wan ma ne ma kii mbaa kii bu ñaamulee nga ñëw xam nga loolu mag di ko yare doomam ñaari aspect la am mu may wan ne ma kii mooy sa ndey kii mooy sa ndey kii mooy sa ndey nga xàmmee leen jigéen loolu lay waru garam ci kër léegi kër yi neex na salon yi amatul basang moquette moo ci nekk banc amatu ci ay canapé yu gën a neex yi ñoo ci nekk bibliothèque am na ci téléviseur am na ci am na sax luy seral néeg ba te bouton ngay dur bu jëgal uppukaay nga doon yor waaw bon jigéen ñooñu ñu dugal ci néeg yooyu war nañu gën a mën jàppale seeni jëkkër ba nga xam ne day tax kër gi gën a neex waaw borom kër bu ñëw ci kër andi ab charité charité waxi tubaab la moo di sarax waaw ñu ne ab yóbbal mais bu ñëwee nañ ko séddal xale yi ci kër gi xam nga boo gisee suñu dëkk yi kër yi ni mu mel boo taxawee ci buntu kër gi da ngay gis kër gi xóot ci biir am ay néeg ci pegg bi ndejoor am ay néeg ci bor bi càmmoñ am ay néeg ci fond ba bunti néeg yëpp di ubbeekoo ci ëtt bi su añ jotaan bu ñu yakkaan añ yi dañ ko daan tàj ci ëtt bi ñëpp toog raxasu ci benn bool fu neex waaye mu toog bu reer jotee noonu bu tamxaritee ak tabaski ñu toog nga tàj ci ëtt bi reer ñaan waxtaan soo ko taaji boni mbaa ñaan déwénal mais gis nga noonu mu bindoo di am forme vase forme këll bu ñu daaj pegg yi mu gën a ŋàng loolu mooy bu ñu xëyaan suba ci kër su bunte yi ubbeekoo su benn bunte tëjee bu bëggee naaj ñu ne ubbeegul de xool ko ba xam mbaa du dara cohabitation loolu la daan déparé bu fekkente ne taaj dafa am nga dégg ñu yeex a kan